yéen kaay bu groupe Futurs Médias Observateur la ñu koy tàmbalee ak tolluwaayu l'école bi mu xëy waxtaanee ak xiini mii nii gi ci laaj bi di nees def ba dabu ñetti waxtuy jàng yi nga xamante ni ñàkk nanu ko ak it pexe yi nu tëral ngir dabu gi waaye risque yemul làmbool ngir am programme bu oyof programme bu wàññiku sooxe moomee ci njàng mi nag Observateur ne ñi ci gën a jaaxle mooy ndongo yi ne ci classe yi examen ndaw yi nag yu Sénégal mbaadu dañ fay doxee may jàmm féexal président Macky Sall ndax mbégte gi ñu nekkee jamono yi gannaaw ngañaayu Coupe d'Afrique bi ginnaaw inauguré stade Maître Abdoulaye Wade laaj la bu la Témoin xëy def ci yéenekaay bi docteur Abdou Khadre Sanoko di sociologue ne mbégte ak xërëg gi bawoo ci ngañaayu gaynde yi mun na doon xéewal aubaine ci président Macky Sall Seybani Sougou moom analyste politique gis ne doxalin wu tëddee njaaxaanaay rek bu péetee politique lalul moo mun a indi dialogue bu franc waxtaanu wér ak jeunesse bu Sénégal ci yéenekaay bi di la Témoin ba tey am cab ndaw buy nettali ne moom bu njëkkaan photo sax bëggu ko woon a gis Macky Sall waaye léegi changé na moom jiitu réew mi nag ak natable yamu mel ni ku ko boole ci tànnu premier ministre la tribune gis ne la ko indi bokk na ca résultat yi tukkee ci local yi nu génn ndax ñu ne ci liste bu gàtt ba mu taxawaloon ngir tànn ca premier ministre da caa am ñu ca nekkoon ca ndeke tekk wunu lu bari ci wàllu politique ci seeni gox le quotidien moom la mu gën a gis ne moo bloqué yëf yi mooy tolluwaayu politique ne juróom-benn weer rek yu des ci wote yi député yi di ca dàq ministre du yoon wi gën ngir dajale boolewaat mobiliser rang yi yooyu wote ñu dëgmal nag ngir defaraat pencam ndawum réew meneen le mandat ne président Sall ci mercato la ciy demee moom mi yéenekaay bi duppee maître ci wàllu wàlliyaanlu ab aji politique yéenekaay bi fësale ku ci mel ni Modou Diagne Fada Bamba Fall Oumar Sarr ak Moussa Sy l'info moom ak waa wàllu la xëye tey ji seeni yëngu-yëngu ndax mu ne takk nañu jaajjiye ngir xare bi di xaar nag nu tribunal Pikine Nord ak bu ville bu Pikine ni doxale ci kalaame yu nu fa dugaloon ndax ñoom waa wàllu ak Cheikh Dieng danoo jàpp ne ngañaayu Abdoulaye Timbo ca ville Pikine ay jalgati da caa lalu Vox Populi ne PDS ak yi alliéem sóoraale nañu sax dox bu rëy ca Pikine ngir xeex ca la ñu duppeek hold up ñu des ak Vox Populi ak militant yu maire bu Diamniadio Moulay Gueye yi maire bu fut ndax ñu ne seen maire dañu ko doyadal keroog ci xew ak dalloo stade Maître Abdoulaye Wade ndax bokkul woon ci ñi teeru ji woon président bokkul it ca tribune officielle ba ca loolee du lu rafet li rafet nag ca Kaolack mooy ni Pape Demba bi tey mujj doxale diggam ak Ahmed Youssef Benjeloun rocciwaat na kalaame yi mu dugaloon ci cour d'appel woo ko félicité ko naatangoom Ahmed Youssef Benjeloun yéene kaay bi ne kon léegi li des rek mooy installé sëñ Benjeloun ci bopp conseil départemental bu diwaanu Saloum las moom ca Touba la wutali ak soxla bu fa jàmp ñeel l'hôpital Matlaboul Fawzeyni ndox mu fa ñàkk ñetti weer daanaka ci boobeeb l'hôpital yéenekaay bi méngale daanaka ak malade bu ñu sololi butéel sous perfusion le soleil moom ba tey ak lu ñeel dundinu askan wi ñëw ci dépollution bu bee bu aan sellal ak cetal gi ñeel waaxi géeju aan ak yaakaar gu rëy gi ci askan wi am wàllu lamb ñetti date la sunu lamb gis ne yu tàng te neex lay doon ci arène bu Sénégal le 13 mars Modou Lo Ama Baldé bataille royale la ko yéenekaay bi tuddee ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars B52 Eumeu Sène yéenekaay bi ne tollooy ndam rek wala Eumeu doubleel ko jël yi moom Bombardier le 3 avril nag ñu tëggaat fukki at ginnaaw si ama neex Lac Rose football bi observateur xëy indil ñu machallah ku tànk ba neexoon lool déggoon bal lool Oumar Gueye Sène ca laay jaw du nu weddi naka noonu Luis Fernandez moom Oumar Gueye Sène naan ci yéenekaay bi la mu mënoon ci football technique ba ak may rek la woon ci sunu borom la bawoo ci ay jamonoom ragal woon dara naka noonu it poste yëpp la daa football libéraux milieu récupérateur relayeur avant-centre Oumar Gueye Sène ne tey su amoon tànk kàttani guney tey yi mu neex. Le Ñambour hôtel et résidence seen savon yi di créole docteur Touraay ak seen gamme Opalia ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. mbokk yi jërë ngeen jëf jërëjëf Alassane Gueye mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi dafa pàttali ci li ci gënoon a fës kuréel gi ëmb gouvernement scolaire yi tey la ñu amal ab manifestation ca place de l'Obélisque ci kanam bu 10 heures jotee lay doon grève bi seen i jàngalekat nekkee la ñu bëgg ñu dakk li ñu bëgg leneen it mooy ñu wàññi programme bi te toxal examen yi. waxtaan gi naroon a dox tey sax diggante gouvernement bi ak syndicat yi jàngalekat yi mujj nañ ko dàq ba ëllëg ci ajuma ji benn nappkat bu Sénégal la ñu teg loxo ca Mauritanie dafa yeboon ci gaalam ab doomu réew Mauritanie fekk mu yore woon produit yoo xamante ni dañu koy tere foofu la ca Mauritanie ba ñu ko tegee loxook léegi nag nappkat yu Sénégal ne xamuñu ci moom dara loola tax ñuy sàkku ndimbalu autorité yi building administratif Mamadou Dia dañu ko defaraat koppar ya toll na ci juróom-ñaari milliards Bamba Ndiaye SA mi ñu dénk liggéey bi seetal nañu deram gannaaw incendie ba amoon ca building ba ministre gi ñu dénk kaaraange biir réew mi wóolu na mboolem parti politique yi ci ab ndaje waxtaan ëllëg ci àjjuma ji la ñuy waxtaanee dafa jëm ci fixé caution bi ñeel élection député yi noona la ñeey juróomi million la ñu wax kujje politique bi ba tey ñu ngi ci waxtaan ñi faree ci nguur gi ne ëllëg
ñuy xaar pour wax seeni proposition président bu Russie di Vladimir Poutine gannaaw ba mu xibaaree ab opération militaire jëmee ci kaw Ukraine naka la ko wax rek ca la bomb ya commencé kalaate mu di opération boo xamante ni tàmbali na communauté internationale nag di ko ñaawlu ñu ànd ceeg Fama Dione. Vladimir Poutine dafa daanal ay kàddoom rek bomb ya tàmbalee kalaate ca Kiev ñu dégg ay tell Poutine dafay ñaawlu lu muy tuddee ab génocide te nee na Ukraine moo koy amal ca penk réew ma lii nag doon ab guerre bu am jamono joo xamante ni conseil sécurité mbootaayu xeet yi ñu ngi dajee di waxtaanee crise bile président bu Ukraine moom nee na ay naataangoom bu kenn tiit bu kenn ragal bu kenn xoof ndax samp na lu ñoo duppee loi martiale fi mu nekk nii nag ñu ngi xamle ni ab réunion d'urgence dina am diggante allié yu OTAN yi Joe Biden président bu Amérique moom nee na dina indi ndimbalu américain yépp jox ko doomu Ukraine te doomu Ukraine yooyee ñu ngi tàmbali jël seeni bagage di daw wutali feneen Union européenne teg na ay daan lu ëpp 20 doomu aadama ñoom ñëpp nekk ay doomu Russie ndax nee ñu dañoo am wàll wu am solo bu ñu joué ci crise bile France ci wàllam nag nee na képp kuy doomam te nekk Ukraine jëlal say bagage te nga daw génn réew ma guerre bi nag diggante Russie ak Ukraine jamono ji nag gët yëpp nekk ca Ukraine ndax guerre bi nga xamante ni tàmbali na diggante mag ak Russie. tàggat yaram ñu dalal Youssouf Bodian Youssouf nu ngi lay nuyu. ginnaaw bu ñu leen nuyoo ñu dooree xibaaru tàggat yaram yi ak football ci jigéen ñi gaynde yu Sénégal ñu leen di xaarandi ci Ndakaaru tey ci ngoon. ginnaaw bu ñu amee seen qualification pour CAN 2022 pour Maroc ñu ko amee kon ca Bamako compétition bi Sénégal dina fa demaat fukki at ginnaaw bi mu amalee kanam bu njëkk moo nekkoon sax participation bu mujj ci atum 2012 ca Guinée équatoriale Sénégal door na préparé CAN boobule suñu sukkandikoo ci ki ñu dénk football jigéen ñi ci fédération sénégalaise bu football Seyni Ndir Seck ñu jokkoo ak moom ca Bamako. mbégte bu rëy laa am ci qualification bi nga xam ne am nañ ko pour dem CAN bi nga xam ne moom la ñu war a def Maroc ndaxte du nekk liggéey boo xam ne tey lañ ko commencé yàgg nañ ko door mais tey la ko yàlla sottil mu nekk loo xam ne franchement soulagement la ndaxte fédération bi dafa jël ay moyens yu bëri mettre que à notre disposition pour que xale yi mën a am chance qualifier donc ñu si remercier bu baax fédération bi si effort yooyu noonu ya nga xam ne def nañ ko ba tey ji yàlla may ñu ndam ba ñu mën a qualifier pour dem CAN bi nga xam ne moom mooy am Maroc incha allahu rabbi. CAN bi dinañ ko amal weeru juillet bi ñu jëm fële ca Maroc nan ngeen fas yéene waajalee seen bopp ngir yokk chance su Sénégal. waaw CAN bi moom yàgg nañ ko préparer ndaxte yaakaar naa ne depuis mois de mai ba ñu commencé di def ay rassemblement lañ commencé di préparer CAN bi dañuy continuer si lancé boobu noonu nga xam ne am nañ ko tey jii yàlla def na qualifié nañ bu ñu ñibbee incha allah rabbi ak direction technique bi commission féminine bi dinañ si gën a xalaat pour mën a teg benn programme boo xam ne dinañ mën a càmbar xale yi ba nga xam ne dinañ mën a def prestation bu baax ci CAN bi nga xam ne moom lañ jëm incha allah rabbi. Seyni Ndir Seck di ñibbisi ak équipe nationale bu Sénégal bu football ci jigéen ñi tey ci ngoon fii ci Ndakaaru bu 16h30 jotee ñu bàyyeekoo ci Bamako xam nañ kon équipe yi qualifié ci CAN bu njëkk bu jigéen ñi bu ñuy amal ak fukki équipe ak ñaar Maroc la mooy organisé Sénégal Cameroun Nigéria moo gagné ñetti édition yu mujj yi Burkina Faso Togo Burundi ak Botswana bi mooy doon première fois ñu ci bokk Ouganda Tunisie ak Zambie CANu jigéen ñi ci senior yi dañ ko amal le 2 ba le 23 juillet ca Maroc. football ci góor ñi dañ doon dabu ay match retard première ligue bi Liverpool daan Leeds daan yu yaatu sax juróom benn bal ci dara 6-0 Sadio Mané dugal na ñaar Mohamed Salah dugal ñaari penalty benn bi sax Sadio Mané moo ko provoqué ñaari défenseurs centraux yi di Joël Matip doomu Cameroun ak Virgil van Dijk ñoo dugal yeneen ñaari but yu Liverpool di ndam bu tax ba Liverpool nekk ci ñaareelu place bi jege lool Manchester City mi nekk leader ci championnat bu Angleterre foofu kon course bi ngir jël titre bi relancé waat na Watford ak Ismaïla Sarr nekk titulaire dañoo ñàkk seen diggante Crystal Palace ñoom it Cheikhou Kouyaté titulaire la woon seen côté ñeenti bal ci benn doomu Côte d'Ivoire bi di Wilfried Zaha dugal ñaari but pour équipe bu Crystal Palace Tottenham dafa ñàkk digganteem ak Burnley benn bal ci dara. ci Europe ba tey ci football bi Ligue des champions ñu doon jeexal match aller yu 8e de finale yi match nul diggante Benfica bu Lisbonne ak Ajax Amsterdam ku nekk dugal sa morom ñaari but diggante Atlético Madrid ak Manchester United ku nekk benn but nga dugal sa morom
jeexale ko ak basketball ci góor ñi fenêtre ñaareel bu éliminatoire coupe du monde 2023 waxtaay yi di wéy ci équipe nationale bu séance bu njëkk ca Dakar Arena ci 18h la dina amalaat beneen séance d'entraînement tey ci ngoon bu 18h jotee digganteem ak Égypte ajjuma lay doon samedi mu joué contre RDC digganteem ak Kenya. jërëjëf Youssouf Bodian gannaaw ba ñaar fukki simili ak benn bootoo ci juróom-ñetti waxtu ñu dalal xibaaru aada yi ànd ci Kana Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi juróomeeli édition festival film Femme Afrique dina door niki ëllëg ajuma ñaari semaine dong laata ñuy màggal journée mondiale bu ñu jagleel jigéen ñi mbébétu festival bi nag mu ngi woy di nag xeex ngir jigéen gën a gis seen bopp ci biir industrie cinéma bi fii ci Sénégal ñi taxawal boobule festival ñu ngi ci doon jano ak taskatu xibaar yi niki talaata ji weesu yeneen i leeral ak Ama Sayid Sène. festival film Femme Afrique li ko tax a jóg fësal jigéen ñi seen njàmbarte ci wàllum métier yi cinéma wundu thème gi ren mooy créatrice d'avenir Marie Bama Ndiaye mooy vice-présidente bu festival film Femme Afrique. suñu festival yi chaque fois bu ñu defee dañuy jël benn thème ren thème bi c'est femmes créatrices d'avenir xam ngeen ne que jigéen ñi dañuy yëngatu jigéen ñi dañu vraiment dañu am jom dañu am fulla dañu yëngatu ci yu bëri ñun jigéen ñi yaafu suñu ci donc ci mbirum développement ci mbirum en tout cas lépp loo xam ne mooy jëmale kanam askan bi 63 donc film en tout. ci biir festival bi dina am ay jongante ci wàllum film long métrage Canal Plus joxe $2 millions ku jël raw gàddu gi yaay borom. kii film pour long métrage mooy film yu gudd yi dégg nga ak fukk ak ñett pour ñuy wax court métrage te li ëpp ci court métrage yi ay doomu Sénégal ñoom ñoo pour long métrage yi nag foofu nag dañuy parce que Canal moo ñuy jox prix bi boo xam ne quand même valeur $2 millions. festival film Femme Afrique fas yéene na dajale juróom benn fukk film ak ñett ci biir fukki film court métrage dinañ jongante ca wet ba fukk ak ñetti film long métrage nara jongante dinañ tànn juróom benn film def ci ay focus. ajuma ji itam la ñuy door juróom-benneeli édition festival à ciel ouvert Faso ñu koy amal ñaari at mu ne ca Mumba ci bët gànnaaru réew mi